sunu gan maître Moussa Sarr salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. di nuyu itam Georges Déthié Diop moom la ñu àndal ci waxtaan wi yow yaay avocat Sayer Kébé di xale bi nga xam ni moom lañ tëj ñeenti at atte ko dogalu atte bi génn démb ñu ni ñetti weer kese la war a tëdd dañ ko doon jiiñ mbiru kañ terrorisme ak ñoom seen ndax lu mu defoon ci Facebook ak ñoom seen jëmale ci États-Unis ak Israël foog naa noonu la. yaa nekkoon itam avocat Imam Ndaw mi nga xam ni itam lu nu mel daanaka dal na ko tëj nañ ko lu yàgg atte ko ne bàyyi nañ ko mu dem yu ni mel say clients yi ngay défendre ci tribunal bu leen dalee nun koy dundee. waaw niñ koy dundee mooy xam nga Babacar yoon moom ci ku mu tegu ku ne da nga tumaranke say mbokk tumaranke ak koo mënti doon ndax yoon diis na diis boo xam ne xejul ci kenn kon ku ci natt boobu dal ba nga dem kaso da ngay sonn say mbokk sonn ñun avocat ñi lay layol tam dañuy sonn parce que soo nekkee avocat nit yaakaar la pour nga layol ko utal ko ndam moo tax mu ñëw ci yow kon mbir mi da nga koy jox àq bi mu war maintenant nag boo defee say pexe def say sabab ba yoon jox la dëgg mooy ñu bàyyi ki nga xam ne moom nga doon layool da ngay sant yàlla rek am mbégte ndax sàkku nga mbir yàlla dogal na ko donc toujours mbégte lay doon parce que ñàkk liberté dara gënu ko métti ci xeetu nattu ci kaw suuf kon képp ku mu dal ba ñu bàyyi la sant rek ngay def. waaye tëj bu yàgg bi ci luñ la àtteegul ne xaaral ñu gëstu ñu àtte la liñ la teg ci daan ma sax mën laa bañ a teg daan fekk tëdd nga lu yàgg xam nga ñeenti at ku ko tëdd ci gone mujjee fii loola lu muy def ciw nit. waaw loolu du def lenn lu dul yàq nit. xam nga nit nga tëj ko ay ati at ba pare ñu àtte ne deful dara ñu bàyyi ko mu dem yàq rek la mën a def ndax ñàkk nga sa liberté soo doon liggéey ñàkk nga sa liggéey soo yoroon njaboot sa kër tas na soo doon jàng sa njàng yàqu na xam nga kon musiba la kaso du lu ñuy foye te dañu seetlu fii ci réewu Sénégal que yóbbu nit kaso dañ ko def po ñi koy def du ñu jël exacte mesure gravité kaso exception la war a doon warul doon principe mais fii ci réew mi li ñu seetlu mooy lu ñu la tuumal lu ko jar ak lu ko jarul ñu jàpp yóbbu kaso loolu moo war a dakk ci réew mi parce que problème bi nga wax mooy problème mu lan mooy téye négandiku yu yàgg yi ci réew mi. lu ñuy wax les longues détentions. jàmbat gi yàgg na ci réew mi. mais daf fi bés bu yàlla sàkk ñu jàmbat ko mais dafa mel ni affaire bi changé wul lu tax changé wul. waaw xam nga jàmbat bi yàgg na fi mais dañu war a continuer ko xeex changé wul. parce que ba léegi amul volonté politique pour def réforme yi ñu war a def xam nga justice système la système bi dafa am problème am na ay textes yoo xam ne dafa fi nekk dafa fi yàgg te méngootul ak jamono longue détention yi mooy téye négandiku yu yàgg yi ñu ngi koy xeex depuis ay at mais dañ ci war a continuer waat xeex parce que mbiru crime li ñu d'accord ci standard internationaux yi mooy téye négandiku bi warul wees at mais fii ci réew mi day nekk ñetti at ba juróom-benn at ba juróom-ñaari at maintenant volonté politique nguur gi ñoo mosul jël seen matukaay ci fànn woowu pour jël ay dogal pour gën a aar pour gën a ñoŋal pour gën a taxaw ak yelleefu doomu aadama yi. mais dañu war a continuer ci xeex boobu. warul woo ëpp benn at sa client def ñeenti at ca mujjanteel ka gis nga peine biñ ko daan am na ay jamono ñu ngi doon wax lépp lu jëm ci wàllu dédommagement sax bu fekkee ne teg nañ la li nga xamante ne waruñ la ko woon teg est-ce que ci wàllu yi ndax gis nañ ne au moins am na lu bëri li nga xamante ne yàqal nañ ko ndax yéen da ngeen dem itam ba naan nañ ko ndàmpaay. oui yoon prévoir ne loolu. xam nga képp koo xam ne muy yoon muy nit. teg na la loo xam ne jaaduwul ginnaaw si bi mu la ko tegee yoon ne defuloo dara forcément dañ la war a dàmp muy état muy nit. maintenant boo xoolee loi organique 2017 bi indi woon na coppite bu bees prévoir benn commission boo xam ne au niveau de la cour suprême pour ñu dàmp ñi nga xam ne ñëpp dañ leen téye négandiku bu yàgg ba pare ñu setal leen mais li ciy ñuul mooy commission boobu ba léegi yeneen textes yi ci war ak moyens yi ci war état bi jëlagu ko ba léegi pour mën a wéyal commission boobu kon mu ñëwaat ci lan muy problème mu volonté politique gis nga mbiru longue détention yi dafa am problème volonté politique il faut que nguuru Sénégal mi nga xam ne fu ne lay taxaw ne état de droit la dafay sàmmoo ak yelleefu doomu aadama yi dafa war a def fulla ju mat sëkk
pour xeeti doxalin boo xam ne surtout bii nga xam ne dafa ñaaw parce que liberté kenn du ko fooye mu jël ci motukaay mi mu sëkk pour dakkal ko ci réew mi parce que dafa jaadootul tey en 2019 Sénégal ci lu ko jar ak lu ko jarul gendarmerie pour ñëw jàppale ñu yóbbu la ci kasu juróomi at juróom-benn at après ñu bàyyi la ne la defloo dara fekk sa àdduna yàqu na sa kër tas na loolu dafa war a deñ te di loolu mooy nee ñu loolu mooy feesal kaso yi. mais loolu moo koy feesal xam nga Sénégal wax naa la ko léegi dama ne la ci yoon soo xoolee suñuy texte liberté mooy principe détention exception mais Sénégal dañu wëlbati mbir mi principe bi mooy détention exception mooy liberté d'ailleurs weer yi la ñu génne ministre de la justice bi fi newoon woon na procureur u Sénégal yëpp daje pour waxtaan ak ñoom ne leen bu leen yóbbooti kenn kaso budul daf ko jar. parce que fii ci Sénégal am na yu mu ca waxoon moom ministre boobu woon di Ismaïla Madior Fall ne léegi lu ci mel ne ay bracelet électronique maanaam lu ñu lay takkal loo xam ne foo mënti toll nañ xam foo ne doo rëcc bu ko defee ñu bañ a yóbbooti nit kaso noona rek mën leen la bàyyi sax nga ñibbi sa kër waaye ñu lay surveiller. waaw loolu yëpp ay pexe la parce que am na ci réew développé yi mais balaa ñoo yegg foofu d'abord li ñu war a njëkk a def mooy appliquer correctement suñuy texte mooy ni ko ministre bi waxe woon procureur yi ne bu leen yóbbooti kenn kaso ndare daf ko jar loolu dañ ko war a dëggal parce que conformul ak texte yi ci loolu la ñu war a wéy Sénégal procureur de la République dañ ko may dayo bu ëpp kenn waxul ne warul am sañ-sañ mais sañ-sañ bi dafa ëpp waratuñu nangu. procureur yi dañoo bëri doole lool. waaw loolu mooy suñu texte dañu leen may doole bu ëpp suñu loi te loolu jaaduwul war na am doole mais doole bi dafa war a méngóog loo xam ne du salfaañe lor ak doomu aadama yi parce que procureur bu ñu koy jox doole pour sàmm askan wi tax waaye doole joo xam ne dina ko jox mu mujj di lor askan wi taxul ñuy jox kenn doole kon loolu dañ ci war a waxtaanaat seen doole ñu xoolaat ko teg ko pour mu mën a sàmm ak yelleefu doomu aadama bu boobaa dana wàññi ñi ñuy yóbbu ci kaso yi parce que kaso yi fees yëpp tey am na ñu bëri amuñ dara luñ fay def dañ leen arrêté jaay leen doole yóbbu leen ci lu ko jarul kon loolu nañ ko wàññi kaso yi bañati fees balaa ñu wax mbiru bracelet électronique mais loolu lu mën a nekk la ensuite état Sénégal dafa war a légiférer ne Sénégal ku ñu toppati mbiru crime bu ñu enquêté atu yàlla te yóbbuwuñ la pour atte la ñu may la liberté d'office suñ ko defee enquête yi dina bar doomu aada yi mi képp koo xam ne dañu njortu ne da nga def lu rafetul ñu mën la atte mais mënuñ la bàyyi rek nga nekk ci kaso bi tëdd ba pare après ñu xëy benn bés ne la defoo dara kon état bi li mu war def mooy légiférer jël benn texte ne ku ñu tuumalati mbiru crime di enquête ci yow atu yàlla lañ may juge d'instruction bi am na ñu gën a grawle maître Moussa Sarr mooy am na ñu nekk ci kaso bi ay at a ngi ni atte wuñ leen am na ñu jàpp ne sax seen i dossier faf dafa réer ci bureau juge d'instruction yeeg ñoom seen te fi ñu toll nii pexe amul ci ñoom ñun teg nañ ci seenu bët ay jamono ay nit yu nekk ci kaso bi xamatuñ sax seen dossier fu mu ne loolu moom dina am pexem. waaw war na mën a am pexe du ñàkk léeg-léeg xam nga loolu yëpp li ko waral mooy engorgement bureau juge d'instruction yi dossiers yu bari affectation yi ñii di dem ñii di ñëw waaye ak lum ci mënti doon ku ci sa dossier réer yi tamit war nañ def li ñuy wax reconstitution du dossier état bi dafa war a jël motukaayam ñëpp ñi nga xam ne ci cas boobu la ñu nekk ñu xool na ñuy def reconstituer seen dossier atte leen tey daal li ma la mën a wax ci suñu système judiciaire tey négandiku bu jaaduwul bu yàgg bi am ci réew mi daf fi war a dakk te nguur gi daf ci war a jël ay matukaay pour loolu deñ fi parce que loolu mooy sàmm ak yelleefu doomu aadama yi. ci wàllu woowu gis nañ fi wax nga ko sànq sax lu jëm ci wàllu crime dem nañ ba def fi ay réforme lu yàggul ngir def lépp ba justice gën a jege askan wi ay tribunaux d'instance tribunaux de grande instance ci soppi itam liñ fi doon gis ci wàllu assise léegi ay chambre criminelle la kon te mujjanteel ga chambre criminelle yi ñu ne dañ bëggoon ngir mu gën a diligence ci lu jëm ci wàllum crime ñu layool ko au final kon jëriñul dara. non jëriñ na dara parce que bu njëkk bi nga xamee ne cour d'assises a fi nekkoon. cour d'assises presque at ba at la doon am. aujourd'hui bi ñu defee réforme ak chambre criminelle yi audience yi gën na yokk parce que mbir tamit booy càmbar da ngay wax rek te yàlla tax na. am na évolution am na ay jéego yu ñu def ba nga xam ne léegi daanaka chaque ñetti weer chaque ñaari weer day am chambre criminelle kon jéego la donc dossiers yu bëri évacué nañ leen atte nañ ñu bëri waaye ba léegi des na. état bi dafa war a baral liggéeyam mas yokk jéegoom dolli justice moyen parce que xool nañ gis ngeen ne weer yi ñu génn at yi ñu génn def nañ lu ñuy wax réforme de la carte judiciaire fu ne ñu def fa tribunal def fi ay tribunal de grande instance loolu yëpp baax na mais pour mu mën a jëriñ askan wi jëriñ Sénégal il faut ñu doter justice jox ko
jumtukaay yu doy yokk budget jox ñooñu personnel jox leen moyen demal tribunalu Pikine gis nga salle d'audience bi ni mel dem nga tribunal de commerce bu Dakar gis nga salle d'audience bi ni mel Pikine ak Guédiawaye ñoo bokk tribunal waaw mais man gis nga salle d'audience mu xat lool su audience correctionnelle amee gis nga nit ñi ni ñuy taxawee ci mbedd mi loolu jàpp naa ne du rafetul ci xar-xanamu justice su Sénégal tribunal de commerce gis nga salle d'audience ba fa nekk donc c'est bien que ñu defar carte judiciaire bi mais que état bi dafa war a jël des mesures conséquentes pour que mesures yooyu mu jël mu jëmmal ko pour mu mën a jëriñ askan wi foofu nag la ñuy xaar état bi te ba léegi baralagul loxoom maintenant nag mbir mi évolué na par rapport aux chambres criminelles tax na atte nañ ñu bëri at yi ñu génn mais ba léegi des na waaye surtout encore li am solo pour jëlee fii les longues détentions téye négandiko bu yàgg bi lenn rek moo ko mën mooy ñu jël benn loi ne ku ñu téyeeti atu yàlla te attewuñu la nañ la bàyyi nga ñibbi sa kër te loolu état bi mën na ko te daf ko war a def ndax loolu mooy standard international foo dem ci mu àdduna bi kuréel yëpp loolu lañ digle mooy en matière de crime 1 an la kon état Sénégal kon ka état de droit la nee na day sàmmoog ak yelleefu doomu aadama yi na jël ay motukaay ci fànn boobu. yaa ngi doon wax sànq ne ñi jiite réew mi ñoo ci jéemul sàkk pexe mais gis nañ ci gouvernement bu bees bi ñu changé ministre de la justice ba noppi indi secrétaire d'État à la promotion des droits de l'homme da ngaa njort ni yéene baa ngi fi wala politique la rek. non mënu ma wax ne politique la xam nga nit buñ ko falee li ma mën a def rek mooy rafet njort ci moom. ki ñu nommé ministre de la justice maanaam ki fale sax moo créé poste boobu di secrétaire d'État à la promotion des droits de l'homme. waaw ci loolu lay ñëw dama ne xam nga nguur gu bees bu amee moom képp ku ñu fal man damay rafet ci yow njort boobu may gis leneen parce que loolu mooy nit parce que ñëpp ñi ñu fal ci yoon théoriquement ku ne am nga capacité doxal maintenant borom réew mi bu jëlee nag créé secrétaire d'État toftal ko ci ministre de la justice mu chargé ko promotion des droits de l'homme ak bonne gouvernance jàpp naa ne xam na soloy droits de l'homme te xam na ne Sénégal am na jéego yu mu war a def li ñu war a ñaan rek mooy loolu mu def ba nommé secrétaire d'État mu war a toppatoo mbiru ak yelleef doomu aadama yi na feeñ ci ay jëf mu bañ a nekk rek benn ministère boo xam ne dana fi nekk mais nekk coquille vide boo xam ne du ñu sentir benn yokku ci askan wi. mais rafetlu nañ xelaat boobu parce que Sénégal dafa war a def ay jéego yu bees ci mbiru droit de l'homme. ndax njort gu rafet googu am nga ko itam ci ministre de la justice bi ci wàllu boppam ndax seeni confrère lañ tab ci boppu département boobee donte sax lu yàgg amoon na ki fi nekkoon te mbir mi coppite amu ca. waaw am na njort bu rafet ne liñ ko jox dana ko doxal ni war a doxal mais bu ñu fàtte. déjà que dégg nañ ne longue détention yooyu nee na dana ko def ci ay priorité. waaw loolu lu war la parce que xam na ko mais li am solo mooy ministre de la justice. lu mu bëgg liggéey te borom réew mi. ak nguur gi joxuñu ko mooy liggéey bàyyi ko mu liggéey mënul liggéey parce que ministre amul pouvoir propre ministre day exécuter ay instructions yu mu jëlee ci bopp réew mi kon li ñuy ñaan mooy borom réew mi ñu fal sénégalais yi fal ko mu am pàcc sénégalais yoo xam ne dañoo tumaranke parce que donte juum nga dem ci kaso ci njaboot gi nga bokk ñi ne ci kaso bi ci njaboot gi la ñu bokk dañu war a sàmm seen honneur ak seen dignité te dañu war a liggéey ba ñooñu nga xam dañu juum bu ñu ñëwaatee ci société bi ñu teguwaat ci yoon te moytu ñi nga xam ne defuñu dara nag ñu leen di yóbbu ci kaso ci lu ko jarul ba pare ñu fay yàgg kon borom réew mi ci boppam moom mi Sénégal yi wóolu ba fal ko moom la loolu war mooy mu jox ay orientation yu claire ministre de la justice ne ko dama bëgg justice su Sénégal nga dëgëral ko lu jëm ci longue détention yi lu jëm ci création juge de la liberté et de la détention ñu samp ko parce que Sénégal jaadootul benn procureur toog bureau ak juge d'instruction seet sénégalais bu ko neex ci dañ la tuumal lii mbaa laa mu yóbbu la kaso li jaadu mooy procureur am na sañ-sañu ne dama la bëgg a yóbbu kaso juge d'instruction am na sañ-sañu ne dama la bëgg a yóbbu kaso mais dañu war a créer benn juge de la des libertés et de la détention boo xam ne moom dafa jàmbure mu ñëw toog saytu li procureur bëgg ak juge d'instruction ñu déglu ki ñu bëgg a yóbbu kaso déglu ay avocat ba pare ñu jël mesure kon lu ni mel il faut que mu am benn volonté politique affirmée mais ministre bi lu mu bëgg a soppi te borom réew mi joxu ko tegtal yi war jox ko moyens yi war bàyyi ko mu def li mu jàpp ne moo gën ci réew mi du jur dara mais am na njortu ne quand même dana am changement njort loolu la ñuy ñaan Georges wala daa am benn laaj bi ma ko bëggoon eggee day delluwaat ci mbirum terrorisme rek Sayer Kébé nga bokk ci avocat imam ba itam bokkoon ci avocat chaque fois dañuy nemeeku ne li ñu leen doon tuumal day écroulé wu bu ñu mujjee leen bàyyi est-ce que cela veut dire que quelque part arsenal juridique bi ñu fi teggandi tey yàggul ngir xeex terrorisme am na fi mu doxewut non arsenal juridique bi baax na texte yi dara wala texte bi ci boppam texte yi dara nekku ci baax na mais xam nga li ci am solo mooy mise en œuvre
xam nga lu indi mbir mi terrorisme xeetu ñaawte fi gën a bon la ci àdduna ñëpp a ci war a xeex à commencer par ñu citoyens yi ñoo ci war a dimbale état jox ko ay information bu ko waree pour yombal liggéey mais li ci am mooy dañu seetlu ne enquêteurs yi muy police muy gendarmerie yi liggéey ci instruction procureur de la république duñ ci ànd ak tey ak dal képp koo xam ne njortu nañ ne rek dañ lay tuumal waxu terrorisme au lieu ñu ànd ak dal ak tey balaa ñu laa jàpp buñ déggee tëll rek ne damm na dañuy jàpp rek yóbbu kaso dañuy def li ñuy wax arrestation préventive et loolu c'est illégal dans un état de droit boo amee njort ci benn citoyen ci benn doomu aadama ne war na mën a def ñaawteef te amagoo firnde li nga war a def mooy di ko surveiller ko par renseignement di ko surveiller topp ko mais ñoom duñu def loolu te atte kuy saytu police gendarmerie da nga war a dal da nga war a tey kon li ñuy ñaan suñu force de sécurité di ko ñaan procureur yi nga xam ne ñuy superviser enquête yi mooy ñu ànd ak dal ànd ak tey c'est comme ça qu'on rend la justice du parax du course de vitesse képp koo xam ne déglu nga ko te li nga njortoon gisoo ko bàyyi ko mu ñibbi nga di ko surveiller te nee nañ am nañ police bu xarañ ak gendarmerie il faut qu'on se donne les moyens il faut que nguur gi jël matukaay pour am pexe képp koo xam ne am na ci yow njortu mbiru terroriste ñu lay surveiller ba am lu tax nag ñu war la jàpp ñu jàpp la looloo indi mu am ñu bëri ñu jàpp ñu bàyyi leen parce que jàpp bi tegul fenn jàpp doole rek la jàpp yaa ma neex la rek te loolu du régler problème bi bu yàggee sax day dem ba néewal doole justice parce que boo jàppee ay nit indi ñëpp di coow procès bi après ñu ñëw gisuñu fa dara dégguñu fa dara su boobaa après day jur doye di te justice mandarga boo xam ne la dafa am solo ci réew waruñ ko di doye di te booy jàpp ay nit nag ñuy leen di bàyyi naan defuñu dara bu yàggee day jur doye di kon ñun ñëpp ñuy liggéey ci justice muy man avocat bi muy procureur yiy superviser enquête yi policiers yi gendarme yi nañu ànd ak dal ànd ak tey te njuumte yi fi jot a jaar ba pare ñu jàngat ko pour mu bañatuñu dal maintenant nag mbir mi dañ ko war a xeex mais nañ ko teg ci yoon te ñu bàyyi di jàpp ñu deful dara. ñoxo njaay ñu jàpp mais Maître Moussa Sarr ku wax lii itam wax la ca des seetlu nañ ni jamono yii nu weesu yi bëri na ay gone rawatina yu dem kaso ndax mbiru Facebook dem ca di ca wax naka su dul noonu ak ñoom seen est-ce que loolu itam waree su cee def taxaw seetlu tuuti. non seulement dañ ci war a def taxaw seetlu mais état bi dafa war a jël ay mesures soo demee réew yu mel ni France dañu jël législation ci mbiru internet il est vrai que dañu war a permettre citoyens ñu am seen liberté mais liberté tekkul anarchie nit ñi il faut ñu xam ne internet ay Facebook mbedd la comme mbedd mii jaar nii ci corniche bi mbedd la mais ñu bëri xamuñ ne mbedd la et que loo fay def mu ngi ci biti muy lu baax mu ngi ci biti muy lu bon mu ngi ci biti donc d'abord xale yi au niveau des écoles dañu war a introduire dans les programmes éducation à l'internet il faut que état du Sénégal ci njàngaleem di woon xale yi nan la ñu war a jëfandikoo internet parce que muy man sumay doom muy doomu keneen ñëpp ñu ngi ci xottu gerte kon état bi dafa def liggéey boobu ñaar mu utiliser les médias muy public ngom privé def ay programme di sensibiliser citoyens yi sur nan la ñuy utiliser internet ay Facebook pour moytu musiba yi ba pare nag mu jël benn législation boo xam ne du salfaañe liberté citoyen yi mais dafay encadrer pour bañ ñu def yenn yu ñaaw ak yu bon. mais seulement koo dégg mu lay naan sama page Facebook maa ko moom lu ma neex laa fay def. non moom sa page Facebook taxul nga def lu la neex non ci réew lañ nekk non loolu wax bu yàqu la moom sa page Facebook taxul ngay wax lu la neex waxal li la neex mais bu nekkee ne la neex du salfaañe yoon mais bu nekkee la neex day salfaañe yoon dafa mel ni nga dugg sa biir néeg yor sa yamba di tux naan suma biir kër laa nekk damay tux yamba boo tuxee yamba ba nit yee ko day ñëw jàppale yóbbu la kaso bi donc loolu wax ju yàqu la moom sa page Facebook lu la neex nga bind ca mais day fekk mu nekk lu méngoog yoon su méngoog yoon dañ lay jàpp yóbbu ci kaso bi. jërëjëf Maître Moussa Sarr avocat Saër Kébé mi nga xam ni démb lañ ko bàyyi.